شيخنا أحمد تجاني إمام الأولياء نورهم به يصطدى. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi ci Ngig édition 2018 ngeen ànd ak seen télévision Chabiba TV macha allah ñuy jéem nag képp ku ñu taseel rek ci événement bi ngay nit koo xam ne mën nga ñoo génneel loo xam ne téléspectateurs yi dinañ ci jariñu ñu jàkkaarloo ak yow sàkku ci yow ay xam-xam yoonu mën a génneel donte sa temps xat na ci loolu nag la ñuy dalal suñu mbokk di suñu kilifa Serigne Ahmed Gaye ñu gën koo xam ci Serigne Baye Diagne Gaye waaye nag adresse bi nañ ko mottalee rek bokk ak Serigne Cheikh Tidiane Gaye ndey ak Baye di sëtu Serigne Abbas kon macha allah kon sang boobu la ñuy dalal dund fi nag mi ngi bitim réew waaye seetlu nañ tase nañ ci bataay yi ay vacances am kon est-ce que duñu wax ni sax mi ngi koy tolloole ak bisi Ngig yi di ci ñëw lan moo waral loolu xëy na dina ko dugalale ci biir waxtaanam waaye cheikh bi li tax ñu dalal la gannaaw bañ la nuyoo mooy dañoo seetlu ni Serigne Abbas radiallahu taala anhu bu ñu seetee dundam yaatu na lool waaye buñ ci génnee wàllu jàngale buñ jëlee rek njabootu boppam di ay doomi boppam kuñ ci gis dañuy gis ni xuus na ci xam-xam ba day nekk bilingue wala mu nekk trilingue wala yu mel noonu mais gis nañ itam yéen ñi nga xam ni yéen a bokk ak moom ci wàllu deret gis nañ côté boobu yéen a ngi ci dox ak it di ci doxal seen njaboot Serigne Abbas ak jàng est-ce que dafa am relation boo xam ne bu fin la. nuyu di la ziara di la gërëm ci question bi nga ñu laaj ñun sax amuñu habitude di wax ci caméra wala di wax sax ci xam-xam ndax jàppuñu dañu jàpp suñu bopp ba léegi ndongo lañu waaye am na lu ñu dund ak Serigne Abbas ñu ngi sant yàlla ci loolu ndax yoon wi ñu jaar mooñ ci teg ñu wax nag suñu waajur la woon moom ak sama baay sëñ Assane Gaye la woon mais sama yaay itam jarbaatam la comme ni nga ko waxee ci loolu donc moom li mu dund ñun li ñu fekk ci dundam bariwul xëy na bi mu génn àddina xale lañu waaye yoon wi mu ñu tegoon ñu ci doon comprendre lu bari gannaaw gi mu fi jógee tim ñu ngi jéem a gëstu suñu gëstu bopp ñun français ak anglais la ñu jàng arabe bi dañ ci jéem rek waaye xamuñu ci lu bari waaye bu ñu liiree ay œuvre Serigne Abbas dañuy comprendre ni xam-xam lu ko yitteeloon la te comme nitu sunna la woon nitu alquran la woon nitu l'islam la woon boroom xam-xam la woon lépp lu mu doon wax da koy teg ci alquran d'abord teg ko ci hadis teg ko ci aussi xam-xam boo xam ni ay connaissances codifiées lañ wala connaissance infuse parce que am na yenn type xam-xam yoo xam ni moom bu koy wax danaan xëy na mën ngaa dem ci téere doo ko fekk waaw am na ci bu siiw bu ñuy wax ni bu muy wax naan ci Cheikh Ahmad Tidiane yi xam-xam yi ngi koy sol yumiddu bi ruuxihi wa yumli min al ilmi al masuni bila kitaabi c'est-à-dire seen Cheikh na moom dépositaire la woon de connaissance infuse yoo xam ni Cheikh Ahmad Tidiane Chérif directement moo ko transmettre mais déjà foofu soo ko liiree da ngay foo ko dégloo rek da ngay sauter ci baatu ilm connaissance donc ñu xam ni moom xam-xam da ko yitteeloon te boo xoolee xam-xam c'est intéressant jamono ji ni nit ñi dawee wuti daraja mais yàlla fu mu waxee affaire daraja rek ci alxuraan wala boog li ma seetlu yàlla day jël daraja ak xam-xam boole ko waaw yarfa'u llahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat c'est-à-dire yàlla day yëkkati ñi nga xam dañ koo gëm ak ñi nga xam ne danañ borom xam-xam yi da leen di yëkkati ay daraja waaw am na foo xam ne tim da ngay dégg ñu ni shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist c'est-à-dire day wax ni yàlla bi mu seedee ni moom yàlla kenn la kan moo ci teg malaaka yi gannaaw loolu borom xam-xam yi donc ñu gis ni xam-xam lu am solo la loo xam ni boo bëggee sa spiritualité dëgg da nga koy wuti waaw ñu jégg tim ci hadis fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni utlubul ilma walaw bis Sina c'est-à-dire na ngeen wuti xam-xam ba ci Chine donc ñu xam ni bu ñu léegi sax boo gisee ak le développement économique que connaît la Chine xëy na da nga comprendre un peu pourquoi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon loolu donte waxam kenn mënut a wax à 100% lii la mais yebal na nit ñi Chine te boobu connaissance ay spirituelle taxul woon wala religieuse mais dem na bu ñu dem leen Chine pour wuti fa xam-xam donc loolu muy beneen aspect boo xoolee tim ñun
ci wàllu diñ doon jàng nii rek ci siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi am na benn laaj boo xam ni yéen ñëpp xam ngeen ko mooy dañu laajoon Sidna Ali karramallahu wajha lan moo gën diggante xam-xam ak xaalis parce que ñëpp a ngi daw wuti xaalis Sidna Ali ni leen xam-xam moo gëm xaalis ndax xaalis yaa koy garder fi mu toll nii man li ma am bariwul mais maa ngi xalaat kan moo ma yoreel xaalis ku ma yoreel facture wala lii ak lii yow it la nga denc xaw ma nu mu toll mais fi mu toll nii yaa ngi calculer naka la yokkoo yow yaay garder xaalis bi mais xam-xam moo lay garder fi mu toll nii sa xam-xam li ngay liggéey nii moo tax sànq maa ngi dégg ngay wax ak sa waa ji naan ko bul def lii am na benn procédure booy topp loolu sa xam-xam la soo amuloon xam-xam boobu da nga jalgati affaire yi donc mu ne xam-xam mooy loolu beneen bi mu ne xam-xam boo koy dépenser day yokk mais xaalis boo koy dépenser day jeex amal fii 10 milliards boo ko doon dépenser da ngay gis ni day gën a wàññeeku xam-xam nag mooy li nga xam chaque jour nga koy répéter di ko jàngale mooy yaa ngi ci dépenser xam nga bu boobaa xam-xam bi day gën a yokku parce que da nga koy gën a maîtriser ni nga ko pédagogiquement ni nga ko jaaroon daaw ak ni nga ko jaaroon ren du bokk donc loolu tim wane ni Sëñ Abbas ci tënku na ci foofu pour nekkoon nit kuy jàngale ak di santaane jàngale beneen bi bu ñu xoolee ci dundam moom est-ce que am na ay infrastructure wala matériel wala dara luy wane ni Serigne Abbas xuus na ci xam-xam ñu mën cee teg baaraam. am na ay infrastructure yu lu jeex boo xoolee zawaaya yi mu tabax mooy zawiya yi boo demee juróom-ñaari place yoo xam ne teg na fa ñuy jàng ak ñuy jàngale am na benn institut islamique bu mag bu nekk Louga bu ñuy wax mais téereem ci boppam mooy jàng téereem ci boppam toujours da ngay gis ni Serigne Abbas day jàng di jàngale day gis ne jàngale te dafa fonkoon jàng alquran ba boo gisee ci téereem yi da lay ñaax nga wuti xam-xam am na ci boo xam ni ñun ñi bëgg fasaaxa mel na man nga xam ni amuñu fasaaxa dañ koy jàng dañ naan moo fi muy wax waxul rabbi zidni ilman benn ay alquran la bu yonent yàlla Moussa waxoon di ñaan yàlla ndax kan moo ko waxoon sax ban yonent waaw ante daal kenn ci kilifa yi ni dama bëgg nga yokk ma xam-xam Sëñ Abbas nag wooy baytu boobu mais boo gisee maanaam aaya boobu mais boo gisee di ciy dugg ci maanaam ñaan ci turu yàlla tur yi gën a màgg ci yàlla pour rek am li gën a màgg mooy xam-xam donc ñu gis ni lu ko yitteeloon la te boo gisee tim ci nii rek nga xam ni affaire àddina nii rek les grands écrivains d'expression francophone wala anglophone doon wax toujours importance su xam-xam mais balaa ngay xam ni yenn concept yi balaa nga koy maîtriser parce que Sëñ Abbas doon wax yu mel noonu nga dem ba dugg littérature française dégg yoo xam ni da nga naan wax lii nan laa koy traduire mais da ngay dem ba sa lecture c'est-à-dire daf lay ñaax ci nga dem wuti beneen xam-xam pour mën a moom dellu si comprendre li ñu doon wax. am na ci concept bu ma daan dégg mu ni moom li mu yore ci wàllu yàlla wàllu wilaaya da koy wallaate kuñ ci woon kaay traduire ko fii da nga daan contaminé mais contaminé en général dañ koy wax ci maladie boo xam ni dafa am jeexitalu kii mais may dem di dox ba gis benn waay bu ñuy wax Aziz Ben Abdallah mu tudde loolu osmose interférentielle maanaam ay nit yu daje toujours am na benn influence bu ñuy amante mais bu fekkee nag ci wàllu lu sell la rawatina ci tarixa tijaan bi ñu nekk yow sëriñ bi lu mu foor dina am lu jóge taalibe bi den ci moom et l'inverse xëy na nag li sëriñ bi jógee di tëbb taalibe bi moo gën a bari waaye taalibe bi tamit du nekk benn yaafus boo xam ne rek kii na léeg-léeg dina sax mu am daraja joo xam ni dina demee noonu donc man ma seetlu comme pour reprendre rek sa question bi li Sëñ Abbas doon ñaax nit ñi ci xam-xam mu gis ni en réalité dafa bëggoon nit ñi libre rek parce que xam-xam libre parce que liberté la doon dox moo taxoon mu am fulla moo taxoon aussi mu nit ñi bëgg ñu jàng boo jàngee incha allah da nga am xam-xam boo amee xam-xam da nga bàyyi yenn yi boo xamee xam-xam da nga jaamu yàlla boo jaamoo yàlla da nga tënku ci santaane yàlla bi boo tënkoo santaane yàlla bi da nga libre donc li ñuy tuddee liberté dans la servitude xëy na ça ressemble à deux enfin soo xoolee da ngay mel ne c'est deux termes antinomiques fekk liberté dëgg yaa ngi koy mën a xam ci jaamu yàlla soo libre rek ci ngay soo jaamoo yàlla ba jeex ci yàlla rek ci ngay gën a libre moo tax nga dégg ñu naan la wàllu bi gis nañ ko fee nga xam ne seen kii ça transcende le temps et l'espace
Mamba Bass bu fekkee mi ngi doon teel a nekk visionnaire ci fexe moom mu dund xam-xam mais njabootam dund ko mooy bu leen bàyyee gannaaw te amuñu xam-xam du ñu nekk ñu libre bal sax mën nañu nekk esclave jamono ji loolu tam am na solo kon yéen en tant que nit ku dund ci biti dund fa li nga xam ne mooy à l'étranger nga dund ak tubaab lépp lu muy def di ko def ci xam-xam est-ce que kon gisoo ni nit ku ñuul tey au lieu muy profiter di génn waroon naa mën a def ni mag ñi doon def fii mooy privilégier xam-xam ci seen gox moo gën ñuy génn ci biti di sànku parce que amuñu da daan indi fii ay nit parce que daan gëmoon koo xam ni man mas naa dégg benn baat bu ñu ma wax ñu ni ma man zaata kii lisaanan zaada ilman c'est-à-dire koo xam ni foofu mooy pour encourager l'apprentissage des langues c'est-à-dire dafa doon wax naan képp koo xam ni dafa développé nga sa culture linguistique rek yokk nga sa xam-xam loolu dañ ne ma sëñ Abbas ma ko wax léegi nga gis ni da doon ñaax nit ñi ñuy dem di jàngi bitim réew mais en même temps dafa doon indi ay nit pour ñu jàngale te loolu daf may fàttali benn phrase bu waa benn borom xam-xam ci anglais di wax di ñaax comme ni ko sëñ Abbas doon waxee ni éducation sa doom ak say nit lépp loo gis ni loo ci war a def ci xaalis rek jar na ko waaw anglais yi nii if you think education is expensive try ignorance maanaam boo foogee ni am njàng daa cher essayel rek ñàkk xam-xam ak ignorance loolu ignorance moo gën a cher fuuf parce que ignorance ma jox la ci benn exemple rek benn waay bu otoom chauffé ñu ñëw ne ko oto bi daa manqué ndox rek mu ñëw sotti ci ndox mu sedd ndax ñàkk xam waaw mu am problème mu kilaas joint de kilaas donc am na yeneen ak yeneen wala benn médecin tey bu doon mun na def benn kii ñàkk xam-xam tax mu def lu kii donc loo mën a yokk sa xam-xam ndax en fin de compte liberté rek nga ciy jëlee en fin de compte njëriñ nga ciy jëlee pour la communauté en fin de compte recul nga ciy jëlee aussi parce que da ngay nekk observateur ba pare mën a observer mën a analyser mën a bind waaw xam naa li ma si bëggoon wax bari na mais dama ne woon 2 minutes sax laay wax mais ngeen jéggal ma ci ñàkk fasaxa gi parce que man xaw ma ni ñuy waxee te li may wax ni xëy na c'est pas structuré mais lu ñu dund la daal ak Serigne Abbas di ñaan yàlla na ko yàlla yokku leer yàlla na barzaxam gën ci maanaam mi ngi ci barzaxu Seydina Cheikh Ahmed Tijani ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nag li mu bëggaloon ñëpp yàlla na ko yàlla defal maanaam damaa romb benn jour benn kilifa gu mag wala yu mag la ma ni ko man de damaa bëggaloon nga ñaanal ma nekk taalibe Tijaan mu ne ma yéen sëñ Abbas fi mu nekk ngeen nekk yéen a ànd donc yéen ñëpp def na leen taalibe Tijaan donc ñuy sant loolu yàlla di sant ñëpp di leen sant waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah. kii ñu dalaloon Serigne Ahmed Gaye waaye gën a siiwee ci Serigne Baye Diagne Gaye di rakku Serigne Cheikh Tidiane Gaye di intellectuel nag des deux côtés dëkk dund fële ca bitim réew macha allah mbaaye saa yu bis yi amee rek mu jéem a xool nu muy tollee vacances am ak fii ma koy tuddee xëy na ñëw pour ressourcer waat jëlaat ngir delluwaat ànd ak njabootam ci biti sant ngërëm daf koy ñeel yal na yàlla fay ko te gunge ko ci dundam sant ngërëm it ñeel na suñu cadreur yi taxaw ak techniciens yi ñi ci jàpp ñëpp ba waxtaan wi yemb fii la woon ci Ngik édition 2018 tey samedi juróom benneelu Cheikhana Ahmad Tijani imamal awliya nurahum bihi